li nga xam ne moom lañ bëgg a fësal tey mooy situation yi nga xam ne moom la puune yi di dundee Sénégal et situation yooyu dafa xaw a doy waar ndax boo xoolee situation yooyu dafay xaw a méngoo ak li nga xam ne moom la ñuy dund ci Afrique et li nga xam ne moom moo ci njëkk a fës mooy li nga xam ne doomu aadama yi maanaam ñun Afrique dañ ko gëm muy li ñuy wax croyance culturelle yi mooy gëm-gëm yi nga xam ne dafa xawoon laal ci cosaanu maam yi et bii nag daf ci xaw a doy waar ndax gëm-gëm bi dafa laal ñi nga xam ne ñoom la ñuy wax ñiy dundee ak laago bi ñuy wax puune li tax mu laal leen mooy dafa am ñoom lu ñu jàpp ne puune yi dañu am maanaam yàlla daf leen a bindee ak pouvoir boo xam ne day tax tey ñu di leen di rey di leen sacrifier maanaam tey gis nañ ne bi ci gën a saillant ba gën a metti mooy bu élection jëmsee ci benn dëkk rek bu nekk Afrique puune yi dootuñu dund jàmm dootuñu dund salaam ndaxte day seen sécurité day menacé dañ leen di seet pour rey leen pour di leen utiliser ci ay wàllu sëriñtu et donc loolu muy premier problème bi nga xam ne ñoom dañ koy dund beneen problème bi mooy discrimination bi nga xam ne tey dañ ko seetlu bi nga xam ne dafa déparé ci kër gi ñu nekk déparé ci quartier bi ñuy dund déparé ci dëkk bi nga xam ne aussi foofu lañ nekk ndaxte dañ leen a xañ li ñuy wax seen àq ak seen yelleef parce que xañ nit ki àq ak yelleefam weesuwul mooy bu juddoo nga xam ne dafa judduwaale laago boo xam ne moom la ñuy wax puune nga xam ne dafa am ay soxla yoo xam ne daf kaa soxla moom la ñuy wax ay besoins spécifiques soxla yooyu noonu yi nga xam ne moom moo ci jiitu tey pour gën a fësal discrimination bi mooy wàllum faju parce que ku xool puune da nga xam ne fanweeri minute bu ko toogee ci naaj bi day mel ne dañ ko sotti dëwlin bu tàng kooku day soxla tous les 3 semaines mu gis li ñuy wax dermatologue mu mën ko di ko accompagner loolu gis nañ ne tey dafa sooxee Sénégal boo xoolee li fi nekk ci ay dermatologue tey boo ñëwee bala ngay am rendez-vous mën nga toog 2 mois te ñoom li nga xam ne mooy góom yooyu ñuy am ci seen yaram bu yàggee tuuti rek tuuti lu ndaw lu tuuti lay doon ci diggante benn weer ñaari weer ñetti weer mën na nekk cancer boo xam ne da leen di faat daaw ñu ngi recensé 40 xale yoo xam ne faatu nañu ci cancer boobu noonu donc loolu moo tax ñu ne woon maanaam li ñuy njëkk a wax mooy bu ñu waxee ci croyance yi ak assassinat yi nga xam ne dafay am ak bedd bi nga xam ne dañ leen ko beddi dañuy wax ne dafa am loo xam ne mën naa ne àq la ak yelleefu état yi te loolu en 2014 le 18 décembre 2014 assemblée générale donc bu Nations Unies dafa am benn loi bu ñu adopté mooy dañu wax ne le 15 juin 13 juin bu chaque année day doon journée internationale bi nga xam ne dañ koo jagleel ñi nga xam ne dañuy dundee laago bi ñuy wax puune ci àdduna bi yëpp mais gis nañ ne puune ñu bari dañuy def ne Afrique la am mais puune àdduna bi yëpp la am dëkk boo dem am na fa mais Afrique da di fi nga xam ne foofu la mbir mi di saayee ndax foofu lañ leen di rayee foofu lañ leen di discriminer foofu la leen seen gouvernement beddi ndax beddi ay nit fekk na booy def programme doo leen ci boole sooy wax da nga naan les groupes vulnérables te groupe vulnérable yooyu ngay wax noonu maanaam lim bi boo ko doon lim tey mënta jeex mais li ci gën a bon mooy ñi nga xam ne dañoo am waylaagu surtout puune yi maanaam la nga xam ne mooy seen soxla di seeni mébét li ñu bëgg état bi du leen ko jox ndax puune bi lan la soxla mooy crème boo xam ne da koy aar si yaram puune bi lan la soxla mooy lunette yoo xam ne bu demee jàng ci classe bi dina gis te da ngay gis tey système mu Sénégal ni mu doxee tey mooy Sénégal puune yi école publique yi nga xam ne moom la état bi tëral ñoom mënuñu faa jàng parce que tey da ngay ñëw doo gis tableau bi boo nee professeur bi gisuma mu ne la toogal sa place yow da nga fay nekk complément d'effectif beneen bi ci des mooy classe yi day am ay 80 élèves 90 puune yi dañuy nekk ci environnement bu tàng boo xam ne dañuy boole ñàkk gis bi tàngoor bi ñuy nekkee ci biir classe bi dafay metti mais discrimination ba fay am moo gën a jéggi dayoo te loolu li ko waral mooy état bi dafa tàggatul enseignants yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal pour ñu mën a recevoir handicapé
tey boo génnee Sénégal nga dem si yeneen dëkk yi da ngay gis ne yow en tant que waylaago da ngay am benn assistance sociale boo xam ne day nekk sa wet mooy nekk sa intermédiaire ak diggante waa école bi wala fi nga nekk mooy nekk aussi koo xam ne moom mooy ñaax état bi ci say bëgg-bëgg ak say mébét yi nga xam ne da nga koy soxla mais loolu amul Sénégal donc loolu moo tax waa Nations Unies bi ñu gisee ne situation albinos yi dañuy jéggi dayoo ñu ne li ñuy njëkk a def mooy après convention internationale des droits des personnes handicapées nga xam ne état yëpp dañ koo signé ratifié ko et Sénégal bosam di sooxe depuis 2010 gis nañ ne Abdoulaye Wade liggéey na ci lu am solo mais boobu ba léegi loi yi mënta nekk en vigueur pour que ñi nga xam ne ñooy wayi laago yi ak albinos yi mën a vraiment jot seen ak seen yell donc loolu tax na aussi Nations Unies wax ne li nga xam ne mooy droit bi nga xam ne nit ñiy dundee albinisme am nañ ko muy droit à la non discrimination dafa am lu muy laaj loolu lan lay laaj muy état yi dañuy war a tëral ay programme ba pare garantir albinos yi pour ñu mën a bénéficier ci programme yi mais loolu gisuñu ko fi tey booy xool bi ñuy lancé bourse familiale yi def nañ tuuru Sénégal invité association yi ñu ñëw wax mais ñun bañ ñu woowee dañ leen wax ne lii c'est la charrue avant les bœufs ndaxte tey boo xoolee bourse familiale yooyu 260 albinos yi nga xam ne am nañ carte d'égalité des chances amuñu bourse familiale te keroog bi ñuy lancé programme bi ñu nekkee King Fahd ak le président Macky Sall dafa ne woon képp koo xam ne am nga carte d'égalité des chances da ngay am bourse familiale bi automatique mais tey gis nañ ne ñoo xam ne ñi nga xam ne ñooy bénéficier bourse yi ay nit la yoo xam ne ñu ngi liggéey di am seen salaire ba pare di retourner waat di fayee ko chaque 3 mois 25 000 léegi ñu ngi koy jox ñooñu di ko xañ ñi nga xam ne ñooy waylaago yi nga xam ne ñoom ñoo ko gën a mérito parce que tey 25 000 boobu mënta jëndal benn albinos benn crème solaire tey boo laajtee pharmacie yi benn crème solaire boo ko laajtee ñu ne la ay 49 000 am na yoo xam ne bu gën a baax bi ba day dem ba ay 80 000 te 15 jours lay di rek albinos 15 jours loolu nga boole ko ak subvention boo xam ne état bi da la koy jox 300 000 francs par an pour 10 500 albinos 300 000 mënuñu fayal ndoxu centre bi mënu ko 300 000 mënta yóbbu benn albinos hôpital tey albinos bu am cancer il faut des millions pour mu mën a faj ñun ñi nga xam ne dañ leen di jël en charge am na ci ñoo xam ne ñu ngi coûter ay 27 millions pendant ci durée 2 ans da ngay frais foofu 27 millions pour que kooku mën a wér ci cancer waxuma booy def scanner 175 bi analyse yi day dem ba ay presque 100 000 et quelques waxuma chimiothérapie waxuma radiothérapie même ak subvention chimiothérapie bi nii da ngay gis ne puune yi dañuy souffrir parce que boo ñëwee bëgg a def chimiothérapie ñu ne la garab yi moo gratuit yii da nga koy jënd yow mënoo fayal sa bopp passe bu la yóbbu hôpital fan ngay jëndee garab donc loolu tax na maanaam dund bi nga xam ne ñi nga xam ne ñu ngi dundee ak laago puune bi ci dëkk yi moo tax Nations Unies xool ne vraiment discrimination bi jéggi na dayoo ci benn niveau boo xam ne il faut ñoom ñu jóg léegi nag y a des mesures de prévention maanaam ni ñu koy waxee loo xam ne ay ñaax la gis nañ ne depuis des années li nga xam ne mooy attaques yi maanaam tey da ngay gis dëkk boo xam ne dañuy ñëw fekk puune bu nekk ci famille ñu ñëw jël ko yóbbu ko ci àll bi rey ko jël ay organes yi ñu soxla ci moom bàyyi fa la ci des te loolu daanaka état yi duñ ci wax kenn du ci yëkkati làmmiñam wax ci gis nañ fii 2012 fii Sénégal puune yi dund nañ fi loo xam ne ba léegi nii mënuñu ko fàtte am na ci ñoo xam ne fi lañ jaaree ñàkk seen xel am na ci ñoo xam ne maanaam ay jigéenu albinos yoo xam ne dañoo wannoon lor dañoo def avortement am na ci ñoo xam ne enlevé nañ leen ba dem di leen bëgg a rey yàlla def ay nit ñëw ñu rëcc mais traumatisme moom da leen di topp maanaam ragal boobu ak xalaat boobu tey fi mu nii Sénégal bu ñu nee élection benn puune dootu am jàmm man 24 heures sur 24 dañ may woo nan lañ war a def nan lañ def nan la ñuy def nan la ñuy def nan te état bi du ci sensibiliser tañ puune yi ay citoyens lañ comme ñëpp war a bénéficier ci les droits universels droit à la santé droit à l'éducation droit à la formation loolu ku juddu da nga ko war a bénéficier kon waruñu ko jël di ko sende di jox ñii di bàyyi ñii
loolu nag moo tax Nations Unies jógaat pour ñaax état yi mais ñaax bi aussi dafa des parce que nga proclamer journée mondiale proclamer aussi une comment dirais-je une conseillère donc au niveau qui va siéger au niveau des Nations Unies pour un peu élaborer des politiques donc de dissuasion loolu lañ koy wax parce que amul benn sanction ci ginnaaw kon politique de dissuasion kese la donc ñun li ñuy xeex mooy droit bi nga xam ne albinos yi dañ ko war a am dans leur pays te loolu nag bu laajee vraiment ay sanctions ci état yi en Afrique dañ ko war a def parce que bakkan la comme doomu aadama yëpp donc dañ leen a war a protéger dañ leen war a garantir aussi seen survie donc ci loolu nag tax na bi ñu demee ba gis ne vraiment association bi ay moyens limité na te li nga xam ne moom la bëgg a sumb mënu ko def et gis nañ ne aussi centre bi ko américains yi tabaxee ba léegi muy 97 ba léegi nga xam ne ñun boobu ñun ay xale lañu état yi respecté wuñu seen engagement américains yi retiré wu centre bi dafa nekkoon en rade et ñun nag bi ñu jëlee les devants ci période Covid bi la ñu xool xam ne vraiment discrimination bi ñu discriminer albinos ci Sénégal jéggi na dayo ndax gis nañ fi ñu séddale fi ay dund lu ne ñu def ko mais boolewuñu ci léegi ñi nga xam ne ñoom seen activité yépp mendicité lay def doon jóge ci région yi di dem Dakar di yalwaani ñu tëj Dakar mënatuñoo dem mais ñooñu ku leen dimbalewul dañuy dee ci dañu xalaat nag ñu ne xam nga lan la dafa am loo xam ne mbéjum kanam borom moo koy fajal boppam ñun kenn boolewuñu ci dara kenn duñu yëgal kenn duñu associé te programme bu ñëw ñu tudd ñu ci te ña cay bénéficié wu ñun duñ ci bokk te wala joxe carte blanche moom mooy dimbale handicapé yi mais ñi nga xam ne dañoo am ay besoins spécifiques muy am problème gis-gis am problème mu nekk ci naaj bi ñu di leen violer mais am na fi pune yoo xam ne dañ leen di violer mais dara du ci jub ndax lan parce que ay sëriñ ñu ngi gëmloo ay nit ne leen bu ngeen sëyee ak pune seen mbir day ubbeeku da ngay gis pune bu jigéen boo xam ne am na 20 ans mais boo gisee apparence am day mel ne ku am 40 ans parce que dañ koy user moom pour moom ñii di ko approché dañ ko bëgg fekk bëgguñu ko dafa am ngëm-ngëm boo xam ne dañ koo jàpp te noonu ñu ko jigéen ñi di ko dundee noonu la ko góor ñi di ko dundee donc souffrance yooyu noonu xale jigéen ñi nekkee ko góor ñi nekkee ko boo demee école mënoo jàng sa papa fayal la école privée nga dem génn école privée yor say diplôme foo dem demander stage sa apparence say tâche ñu ne voilà kii dafa salte duñ ko jël donc léegi stage bu ñu koy joxee ci apparence lañ koy joxe programme yi ngeen fi dégg yëpp muy PSE yoonu yokkute yeeg yooyu yëpp amul lenn loo xam ne tey daw na ba ñëw jëm ci communauté bi ñëw communauté albinos tey bu ngeen xoolee centre bii nii bi ñu taxawalee centre bii ba léegi di ko tabax li ci dem ëpp na 200 et quelques millions amul benn 100 francs boo xam ne jóge na ci état bi ñëw dugg ci centre bi et loolu lépp nag objectifu fondation bi loolu moom moo ko indi benn mooy ñu xeex loolu ba loolu dañ fi par la sensibilisation fexe ba ñi nga xam ne ñooy autorités parce que tey bari na ci structure de tutelle yi mën naa leen lim ci ministère yi nga xam ne ñoo seq li nga xam ne mooy ak yelleefu way laago yi boo demoon tey ngeen leen convention internationale des droits des personnes handicapées wala charte africaine wala le protocole xamuñu ko jéemuñoo xam aussi li nga xam ne mooy bëgg-bëgg yi nga xam ne moom mooy suñuy ak suñu yelleef waa léegi loolu boo ko xamul nan ngay mën a régler suñu problème mënoo ko régler sa bureau ngay toog taal sa climatiseur yor say big di bind voilà Thiès Dakar nii suñu paree ñañ koy jox la leen neex la ñuy def parce que déjà liñ leen jox teguñu ko fenn parce que étude bi ci war a am amu ci ñi ñu war a laaj seen ak seen ak li nga xam ne mooy seeni besoin loolu bokk na li tax tey fondation bi taxaw pour xeex ci dëkk yëpp yi nekk Afrique projet de loi spécifique boo xam ne dañ koy voter Assemblée nationale et je félicite la Guinée parce que ñun dañoo dugg Guinée en l'espace de 1 an Alpha Condé gis liggéey bu rafet bi nga xam ne moom la ñu liggéey Guinée mu woo ministre am ne ko nañu approché ñu waxtaan ñu wan ko yoon bi ñu voté loi ci Assemblée nationale bi tey Assemblée nationale bu Guinée voté na loi boo xam ne autorités yi bees ya fa ne ña ngay jéem a xool nu ñuy jegee puune yi pour ñu am seen ak seen yelleef
et bu ñu sanoon nag ñun ñi koy xeex tey mais ñu am ko Sénégal parce que Sénégal ñëpp xam nañ ne c'est le pays de la teranga comme ni ñu koy waxee teranga boo xam ne nag daa beddi way laa koy mais li nga xam ne nag seen àq ak seen yelleef mais état bi da cee war a taxaw tey jii la preuve en est que ñaata autorité lañ informé à Thiès les maires le gouverneur le préfet kenn tegu fi tànkam loolu mooy première discrimination bi nga xam ne si te bu ñu fi newoon làmb ñu fees fa del bu ñu fi newoon meeting ñu fees fa del donc ça veut dire que ñoom à leurs yeux lan lañ jàppee les albinos mooy ay mendiants lañ leen jàppee ñoo xam ne dañoo war a tàllal seen loxo comme handicapés yi ñu di leen sarax bu ñuy def seen programme les 95% dañ koy jël jox ko population bi les 5% bon les groupes vulnérables là il faut les prévoir sinon xam nga voilà gars yi seen làmmiñ lañ yor dañuy wax donc lii rek day firndeloo parce que boo nekkee ci dëkk ay kilifa ñu jël leen fal leen nga xam ne danoo war a taxaw ci li nga xam ne mooy bëgg-bëgg ak préoccupation pour population bi yow ngay xool population bi ngay wuy ji ak ñi nga dul wuy ji kooku ça montre une manque de considération totale des autorités de la région de Thiès et aussi des ministres de l'État parce que tout ce qui touche aux groupes vulnérables ça ne les intéresse pas activité politique te pourtant ñoom dañuy fàtte ne foofu ñu toog ñun ñoo leen fa fal ñoo leen fa sànni suñu carte liy metti ci xol nag mooy lii parce que yow boo soxlaa dëkk bi wala nga soxla maire bi dem ci askan bi di waxtaan ak ñoom di def lu ne su ma faloo dinaa def nii boo faloo la ngay njëkk a def mooy say garde corps ngay wut sa chien de garde sa kër boo wàccee da ngay dugg sa bureau doo recevoir kenn doo wax kenn donc loolu aussi population thiessoise bi ak waa Sénégal ci boppam dañ see war a yeewu bu ñuy fal ñu fal koo xam ne day répondre ci seen besoin ak seen i préoccupation mais lii moom c'est des choses yoo xam ne dañ ko noter à tous les niveaux quand les handicapés organisent aucune personnalité n'y met les pieds et lii nag day gën a yokk aussi gëm-gëm bi nga xam ne dañu ko doon wax ay temps gëmuñu ko woon mais léegi gis nañ ne Sénégal moom la ñuy dund mooy président bu recevoir Pouné day daanu ministre bu recevoir Pouné day daanu autorité bu recevoir Pouné day daanu mais nag dañu xam ne yàlla mooy sàkk et am na ku doon wax ne benn borom xam-xam mu ne nul n'est à l'abri du handicap nul doomu aadama buy xëy di yeew war nga xalaat ne yow handicap mën na laa dab tey wala mu dab la suba et gis nañ ko fi gis nañ ko daanu ñu dagg tànkam gis nañ ko accidenté ñu dagg loxoom gis nañ fi lu ne donc dañuy il faut ñu suñu autorités yi il faut ñuy bàyyi ci loolu xel donc li nga xam ne moom laay terminer mooy li nga xam ne mooy objectifu fondation bi primo c'était ñu songu centre boo xam ne centre de référence la boo xam ne dañ ko fiy def pour mën a sauver li nga xam ne mooy éducation Pouné yi parce que tey boo xoolee Sénégal 98% maanaam téeméer bu manqué ñaar ci li mu Pouné boo gis mosuñu jàng école wala dañoo dugg école tey suba ñu quitté fa ndax conditions yi nga xam ne moom lañ leen di teeroo foofu ci école bi donc loolu tax na ñu xam ne centre bi tey ñoom bu ñu fi nekkee ñu yor seen lépp yor seen njàng bu ñu fi génnee dinañ mën a dem ci collège yi vraiment dinañ mën a intégrer enseignement bi parce que dinañ leen préparer psychologiquement mais aussi dinañ leen jox li nga xam ne mooy jëmtuwaay parce que tey waxuma ko ci tubaab mais centre bi day am clinique boo xam ne day faj bëtu albinos yi di leen defal ay lunettes yoo xam ne comme genre lunettes yi man samay bos mu ngi jar $1500 xam nga loolu man mënu ma ko jël salaire sax mënu la ko may donc tey albinos yi bu ñu amul lunettes yi duñ gis yéen a ma gis tey maa ngi nii laa toogee di lire sama discours mais bu ma joxoon yaaye léegi mu dugg ci biir feuille bi nii lay def parce que du gis parce que boo juddoo nekk Pouné du 1er au 7e mois da ngay silmaxa léegi après 7 mois bi ci ngay commencé di gis tuuti mais ba keroog ngay dee il faut nga am lunette de rééducation moom moo lay mën a dimbali te lunette yi du la couvrir à 100%. voilà donc loolu nekk na loo xam ne tax na ñun ñu ne unité boobu il faut ñu créer ko fii il faut aussi ñu créer li nga xam ne mooy département dermatologie parce que gis nañ ne tey boo demee am problème dermatologie en tant que albinos ordonnance bi ñu lay bindal bu gënee yomb 100000 bu gënee cher moom ñeewuma sax tudd ci donc loolu tax na aussi ñu bëgg créer foofu benn unité bu mel noonu fii nga xam ne
ku amati cancer ni ñu la jëlee ñun en charge di fay say frais noonu la ñu yoree fii ci biir école bi faj la ba nga wér. ki nga xam ne aussi dafa am problème mu bëñ ñu topp ko ndax albinos bi li nga xam ne moom la manqué mooy mélanine mélanine boobu nag moo attaqué yaramam ba tax tey yaram bi mel nii. léegi nag manque de mélanine moom dafay affecté santé bi mooy laal bët yi mooy tax karaw gi changé mooy tax du gis mais aussi recherche wane na ne albinos yi nekk Afrique ku ci amul toppatoo dëggantaan amoo ci suivi doo dund plus de 35 ans donc boo amee 35 ans da ngay faatu parce que dafay fekk ne manque de mélanine boobu noonu affecté na sa organes yi ubbi na sa yaram da ngay mel ne ku am feebar yu bon yooyu nga xam ne sojak feebar bu ñëw rek da lay daal di tuub donc loolu nekk na li nga xam ne vraiment nekk na ci suñuy objectif léegi nag xeex aussi li nga xam ne mooy pratique de sorcellerie maanaam ñi nga xam ne mooy samba boy yi nga xam ne duñ leen dañ leen di woowe ay sëriñ mais duñu ay sëriñ donc ñooñu ñooy digtal nit ñi di leen wax ne dem leen ngeen boo tëddee puune say mbir day sotti soo demee sarax puune say mbir day sotti soo ma indilee loxo puune ma defal la loo xam ne sa alal dootul ba keroog ngay dee da ngay am alal soo ma indilee deretu puune ma defal la lii ma defal la la et man dama jàpp ne aussi Afrique li tax autorités yi mënuñu nangu régler problème puune yi affaire bi da leen arrangé parce que boo déggee problème puune c'est parce que élection mi ñu am élection ñan la c'est les autorités il faut qu'on se dise la vérité donc ñi nga xam ne rey albinos bi da leen arrangé duñ bëgg a jël ay dispositions donc tey nag loolu la ñu bëgg xeex ko ba ñoom ñoo xam ne ni ñu amee droit dund noonu la puune yi amee droit dund mais dara gënul metti booy dund doo nekk en paix boo deewee doo nekk en paix boo deewee sa bàmmeel sax dañuy ñëw di ko profaner di jël sa càngaay ñii di dagg sa bopp di yóbbu ñii di dagg say cër léegi ku am puune boo bu faatoo boo koy suul da nga koy bétonné def fa ay fer def fa loo xam ne nit ki mën na faa def ñetti fan mënu ko toj mais loolu dootul droit mënoo dund en paix booy dund boo deewee aussi mënoo dund en paix c'est catastrophique donc loolu vraiment dañ ci soxla presse bi soxla ci population yi mais aussi vraiment profito sensibiliser ci autorités yi donc am na aussi loo xam ne dañ ko noté muy maanaam ñàkk bi dafa bari ci côté puune parce que ñu ci bari dañuy dund ci ay famille yoo xam ne seen loxo jotul seen digg ginnaaw donc loolu aussi suñu objectif nekk na ci xool nu ñu koy mën a xeexee pour créer leen ay activités yoo xam ne maanaam dañ ciy mën a am koom-koom pour mën cee yor seen bopp waaw loolu daal vraiment nekk na loo xam ne donc moom lañ doon tënk fii tey et di ci ñaax nag tous les autorités bëgg nag muy bépp nit boo xam ne tey teew nga fi boo fi jógee nga nekk porte-voix albinos yi muy presse bi parce que gis nañ ne vraiment presse bi tey fa ñu mën a àggee loxo mënu fa àggee mais am na loo xam ne tey bu ñu ko waxee wala ñu bind ko nit ñi liir ko dina leen yee parce que Sénégal nit ñi dañu amuñu maanaam culture ci lan mooy albinisme lan mooy puune maanaam lan moo koy joxe lan mooy seen jafe-jafe lan mooy seen problème voilà loolu nag bëgguñu chaque jour rek ñu xaar ba le 13 juin rek ñu ne mooy journée mondiale bi ñuy wax mais dañuy bëgg daal tout le temps vraiment presse bi aussi di ci def ay sujets di ci def ay articles pour que di profito di yee population donc jërëjëf ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm